salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Makhtar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar di ñaan yàlla defal la tawfiix te defal ñu ko ñun ñëpp macha allah sa sant bi xaw a naqari rek waaye daal tur wi moom macha allah yàlla na yàlla defal la tawfiix Cheikh Makhtar dafa am loo xam ne dañ ko bëggoon a sàkku ci yow mu nekk ay ndénkaat yoo xam ni da nga koy dénk ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbir yu mel noonu te nar cee faatu wala sax di ñaan yàlla sax faatu ca. mooy ñi nga xamante ni si nii dañuy faral di def musique ba xale yu bari léegi jóg pour jëm ci lu mel noonu jàpp ni métier la boo xamante war nañ ci mën a nekk te boobaa mën nañ ca am ay daraja mën nañ ca am tur nit ñi mën nañ leen caa fonk ñu defe ne loolu rek ak mbaax la loolu rek ak garaat la ci àddina ak ci àllaaxira ndax léeg-léeg ñu bari ci ñu mel noonu ku ci faatu gis nga li nit ñiy def sa anniversaire bu ñëwee bis bi nga faatoon bu ñëwee gis nga gars yi dañ koy feet te wax dëgg yàlla mu nekk mbir mu doy waar te la ca jaadoon mooy ñaanal leen yàlla léegi en tant que yow Makhtar ñu ne Makhtar kat jaaroon na ci lu mel ni ay mbir yu mel noonu mu dem ba yàgg gis ni lii teguwul mu teg ko nee waaw yow léegi lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbir moomu ba léegi fas yéene cee continuer pour dund ci ba faatu ñooñu lan nga leen di dénk maanaam ñi nga xam ñoo nekk ci rab fas yéene ci dund di ci def façon boo xamante ne leer na ne bii moom wuute nag li neex yàlla ak ñi nga xam ne ñooy def ay musique di yàq xale yi ñooñu itam ban dénkaan nga leen di dénk ci ay kàddu yoo xamante ni du gudd lool bu ko defee mu nekk njariñ boo xamante ni dañ koy jariñoo barakallahu fiikum wa rahmatullah di la nuyu baax sa mbokk bi suñu àllin waaw man la Makhtar la Kagulaar waaw xam naa tur bi moom Touba bu gars yi waxee bu ma waxee ci musique bi lay yóbbu gars yi da ngay gis sax léegi bien que bàyyi naa musique même vidéo bi mujj a def da ngay gis yenn gars yi website bi ñu koy reprendre parfois day fekk li may wax daf leen di gêner neexul leen parce que ñoom dañu gëm seeni sëriñ wala dara ma wax loo xam ne arrangé wu leen par rapport seen ngëm-ngëm pour mu xaw la wàcc dañ naan le rappeur mais bon ñoom le fait que nga génn ci musique bi bu yàgg tamit ñoom seen yoon nekku si quoi mooy arrangé wu leen donc dañ lay jéem a abattre daal donc xam nga ñun def nañ lu bëri ci musique Sénégal Rapadio ñëpp a xam Sénégal Rapadio par rapport ak kii bi alhamdulilah man ak Iba génn nañ ci musique bi te li tax ñu génn ci vraiment yàlla la daal mën nañu yàlla moo ñu guidé ñu dem ba ci biir gis yàgg na nag nit ñi naan ma musique bi di ma tegal ay aaya naan musique bi dafa araam mais bu ñu tegal aaya yi man daawuñu ma convaincre daal mosuñu ma convaincre ci aaya ci ñu daan teg wala xadis yi ñu ma daan tegal chaque fois parce que tamit dama am un esprit bu très critique par rapport ak yu bëri man il faut nga tegal ma lu leer pour man ma nangu du ma ñëw rek topp noonu donc mais ci biir loolu tamit da nga gis ne yàlla mooy gide nit ki tamit lépp yàlla la daal yàlla mooy gide ku ko neex pour génne ko ci yenn yi lu dëgg xam nga dem nañu man bokk bi may bàyyi déjà daf fekk ma am contrat benn waaye bu tudd Eric Coptic waa Black Star Line lañ tudd benn maison de disque label la ñu ngi fii Amérique ba ma commencé woon liggéey ak ñoom fii ci 42nd wetu Times Square foofu la studio bu mag bu nekk foofu boo xam ni artistes yu mag dañ fay daje ay ñoom waa Wu-Tang ñoom rek woon pour ñi xam nga da ngay daje ak ñoom Buckshot ak ñoom Nas ak gars yi ñu bëri dañ fa daan ñëw waa Mobb Deep ñoom xam nga ñëpp fa daan ñëw daal maanaam ponk li musique américaine bi surtout rap bi donc daal ba ma commencé di enregistrer ak gars yi daal la yàlla def daal gars yi dama leen xool ñu nekkoon ay star surtout bi may nekk Sénégal ñu nekk fële ca kaw ma leen xoolee fu kawe après bu ma leen fréquenté damay gis ni gars yi daal si nekkate ñii daal lii la amul dara lu I mean au contraire da ngay sàngara si jigéen ñeeg yàmbaa bi man maa ngi enregistré ci studio bi mais damay gis ni man ak ñi bokk ñu monde quoi dama naan mais man li ma nekk lii la
donc même bu ma siiwoon ci àdduna comme ñii laa nar a mel non di au fur et à mesure nag loolu nag moo njëkk a kii donc damay kii après du ma am sax inspiration pour bind xam nga ba noonu daal ma woo gars yi may leen man daal ko arrêté naa contrat bi dama koy résilier man mënuma continuer parce que pour sama religion moo tax je me sens pas à l'aise donc defe naa damay bàyyi quoi xam nga donc fa laa jaare bàyyi xam nga léegi nag ci biir loolu aussi damay gis ñu mel ni Napoléon moom mooy waaye Tupac bi Tupac nga xam ni ñëpp ko xam Tupac Outlaws yi Napoléon ak Loon bi nga xam ni tamit ñëpp ko xam fii Amérique star la woon ñoom ñu juddoo ci ghetto bi ñu nekk nit yoo xam ni musique may na leen lu nekk am na alal junne am nañ ko ci musique alal junne am nañ ko ci musique am nañ oto yu rafet comme Napoléon li muy wax mu ne dañu nekk Australie 8 heures ci suba ñu ne tey ñu ne noonu nañu reeree ji tey moom New York la ñuy reeree wala ñu ne ay waay ba am na benn restaurant bu nekk tel dëkk nañ dem ñu añee ji foofu automatiquement ñu jël seen jet avion privé ñu dem seen yoon ñoom noonu la ñu amee woon doole ñoom ñu dem ba benn instant ñu bàyyi lépp ñu détourné wu de tout ça arrêté ko pour alxuraan ak sunna islam boo xam ne sunna ak alxuraan rek la wax ma ni boo toogee réfléchir ñun ñi nga xam ne ci l'islam la ñu juddoo yàlla moo ñu tànn da ngaa judd rek gis ni diw mooy sa yaay jullit la diw mooy sam papa jullit la ma ne yàlla moo ñu faral déjà ci loolu laa judd ma dem ba ñii nga xam ne ci ghetto yu bon yi lañ juddoo ci violence lañ juddoo ci jungle lañ judd ñu dem ba ñoom yàlla guidé leen ñoom ñu bàyyi musique bi amul ñoom li ñu am ci musique ñun duñ ko xaaj bay am après ñoom ñu bàyyi loolu yëpp détourné wu de xaalis boobu yëpp ñu ne dañu topp yàlla topp diine islam topp sunna ma ne ñun de yenn yi gàcce la donc war naa rus yenn ma ne nag foofu nag laa ni alhamdulilah rabbil alamin dama ci yàlla génnee beneen mbir bi mooy souvent dañu naan ñu bëri bu ñuy wax ci musique bi naan waaw ay surtout Luqman verset 6 naan convaincre leen nangam nga gis yenn suufi yi tamit dañu naan musique dara nekku ci gis nga dafa am yu bëri yoo xam tere nañ ñu ko tamit l'islam tere nañ ko alxuraan tere nañ ko tere wuñ ñu ko dañ ñu am yoo moo tax ñu naan sami'na wa ata'na na nga dégg nga obéir sans poser de questions loolu lañ jàngal saxaaba yi kon ñoom tamit ñu jàngal ñu bu ñuy wax loolu c'est parce que te tamit am na beneen aaya boo la xoolee sax yàlla moo ngi naan par rapport ak ilmul ghaib dafa am yoo xam ne yu bëri yoo xam ne yàlla rek moom moo xam lan moo ci nëbbu ci ginnaaw lim ñu maanaam pour juste ñuy yem ci lim ñu yemloo li ñu jox comme information li ñu soxla loolu lañ ñu jox ci donc ñu yem ci fu ñu war a yem donc ci biir loolu dafay am yoo xam ne ci musique waxoon nañ ne dafa araam ñu ne dafa araam par exemple mais du ñu jox explication surtout jamonoy saxaaba parce que mënuñu comprendre donc qu'est-ce qui s'est passé on a vu que en 1939 déjà pour ñu comprendre li may waaj a wax nii mooy il faut ñu delluwaat ci xadis boobu noonu bu Tamim ad-Dari il faut ñi bokk mënuma ko bëgguma si dugg si ay détails mais c'est juste pour résumer vite fait wala pour nit yi bu ñu amee ku ci am bëgg a xam xadis boobu na laaj tey borom xam-xam yi ñi nga xamee yéen a ngi dëkk wala yéen a ngi nekk ñu ne wax la nañ la wax Tamim ad-Dari xadisam boobu noonu bi muy ñëw di wax ak Dajjal bi muy dajeeg Dajjal Masih Dajjal bi muy dajeeg moom maanaam bi mu ñëw ci benn île mu fekk fa benn boo xam benn bët la am ñu chaîné ko mu posé ko ay question par rapport ndax arabe yi seen yonent bi ñëw na ak ay laaj question yu bëri tamit ad-Dari ba pare lan la Dajjal wax mu ne li temps bi des pour ma génn de soreetul donc boobu ak léegi xamuñu ndax génn xamuñu génn donc li ñuy jàpp mooy génn parce que ñetti aspect du Dajjal moo am Dajjal dafa am Dajjal force invisible maanaam comme ñuy wax maçon franc-maçonnerie yeeg yooyu yëpp Dajjal dafa am Dajjal aussi
phénomène socioculturel sur phénomène culturel mooy cinéma bi ay Hollywood ay musique ak yooyu loolu dajaal la ay manifestation la xam nga mais ba pare mu am dajaal individuel mooy dajaal jëmm ji borom bët bi mooy benn être physique bu taxaw xam nga donc dajaal socioculturel bi moom moo ngi fi moom mooy ñoom ni ñu jëlee Hollywood nga gis gars yi ni ñuy defee affaire pyramide bi affaire benn bët boobu noonu xam nga monde musique bi mais surtout nit ñi xam yan force ñoo nekk derrière musique bi lu tax musiciens yi ñu leen di humilier lu tax ñu rey ay ñoom Tupac lu tax Tupac xamoon nit anyway dañ koy rey lu mu yàgg-yàgg dañ koy rey xamoon na ko moo tax chaque fois day waxi bu deewee affaire deewam daf ci wax trop pourquoi parce que moom dafa bokkoon ci gaañ yi li ñu naan en anglais breaking the oath mooy nga waat ba pare après nga bañ a respecté waat bi mu waatoon ak gars yi bi mu ci bokkee après dafa weddi dafa war gars yi donc xamoon nañ dañ koy rey mooy ñenn ñi rey président Kennedy ñi rey Tupac ñi rey ay Whitney Houston doom jeeg xam nga même gars yi la quoi xam nga même kii la parce que ay sacrifice yu ñuy def la sacrifice ay kii yoo xam ne ñoom dañu ay contrat yu ñu signé woon ak gaañi la xam nga mooy shayatin yooyu nga xam ne jinne yooyu nga xam ne ñoom ñooy taalibi Dajjal n'est-ce pas ak nit yi ay nit bien sûr ay yenn famille yi nekk fii États-Unis nekk Allemagne ak yooyu donc xamoon dañ koy rey Michael Jackson dégg ngeen avant muy kii bi mu commencé attaqué gars yi lañ ko rey gis ngeen Prince wala Prince gis ngeen ses derniers discours dem leen ngeen déglu ko bu war a rapidement après dañ koy rey xam nga donc affaire bi foofu la demee quoi donc ñoom par rapport ak musique bi en 1939 ñoom seen kii mooy famille Rockefeller famille JP Morgan ak famille Rothschild affaire yooyu mooy famille yooyu noonu ñoom déjà ay juifs lañu mais en même temps banu Israël lañ bokk mais ñoom ñoo financé woon Hitler déjà pour pouvoir dire contradiction yi ñoom ñoo financé woon Hitler pour mu exterminer juifs yi te pourtant ñoom ay juifs lañu xam nga donc ñoom en 1939 dañoo comprendre ne musique lépp luy vibration musicale fréquence bi maanaam lépp luy musique ci àdduna bi instant boobu noonu vibration yi fréquence yi 439 la woon 432 donc ñoom ñu xam ne daal entre 432 ak 440 hertz dafa am différence léegi ñu xam ne nag bu ñu yokkee vibration yi def ko 440 dafay am effet ci ndox xam nga te yàlla moo ne si Alxuraan nit ci ndox lañ ko defaree ñoom ils ont compris très tôt compris que bu ñu ko yokkee 440 vibration yi donc boobu loolu moo tax lépp luy instrument kii donc fréquence yi xam nga standard fréquence standard xam nga bi nga xam mooy kii ci àdduna mooy système international bi 440 hertz yooyu donc léegi loolu lañ ko defaat en 1939 lañ def mbir moomu bi ñu ko defee nag loolu dafay xam nga nit dañoo toog naan non man musique bi daf may assuut bu ma amee ay problème déglu musique waaye damay sentir en paix quoi xam nga ñenn ñi naan waaw bu ma dégloo musique daf may bu ma naroon def lu violent damay calmé wu ñeneen ñi tamit comme ñi def rock and roll ay métal yeeg yooyu gis nga dañu gën a violent te gis ngeen Tupac bi ñu ko fi yóbboo justice benn waay bu doon déglu benn musique Tupac muy dawal otoom di déglu musique Tupac benn policier arrêté ko mu génn pistolet rey policier bi dégg ngeen histoire dem leen YouTube gis ngeen histoire bi ba Tupac naan yoonam nekku si affaire yooyu waa ji ni muy réagir affaire bi dafa taxoon ba ñu yóbbu Tupac justice pourquoi parce que waa ji bon nee na moom sawoon Tupac bi moo ko yóbbaale musique Tupac bi moo ko yóbbaale donc affaire bi ci subconscient moom fan la musique boobu réagir ba tax moom mu violent ba rey policier bi donc loolu la musique di def xam nga ñoom nag loolu la ñu comprendre ñoom tamit moo tax pour réeral doomu aadama yi ñu jël fréquence yooyu ñu yokk ko def ko 440 hertz xam nga donc loolu moo nekk si adduna bi et puis boo xoolee même sabar Sénégal boo lay xool dañu naan la sabar emporte loolu la ñu wax waaw jigéen ñu ne la jigéen booy fecc sabar yenn saa yi booy génn si cër doo ko tey dafa mel ni am na lu tax par exemple sabar yooyu ñuy tëgg noonu bu ñuy tëgg lu tax der bi dafa am benn der bu spécifique boo xam ne benn vibration moo fay génn bu spécial xam nga lu tax par exemple ñoom bu ñuy def seen ndëpp yi gars yi bu ñuy def seen ndëpp yi pourquoi mais du n'importe quel der la ñuy defee la ñuy tëggee sabar yooyu ñu defee ndëpp yi xam nga yan jinne lay kii yan incantation léegi nag bu nekkee affaire jinne la mais nan la demee exactement processus bi lan la ba tax benn jour ñi xam ne mu demee dans les années 80 79 80 mais yéen a ngi fàttaliku laaj leen mag ñi dafa am ay touristes tubaab yu ñëwoon Rufisque ñu fekkee benn ndëpp bi ñu fekkee ndëpp bi mais tubaab yi daanu affaire bi jàppale ñu daanu
nekk foofu di raam di daanu carrément comme ni nga xam ni dañoo am ay rab xam nga noonu la ñu daanoo. donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ci tëgg bi ci musique bi am na fu mu leen affecté ci ñoom ba tax ñoom ñu daanu. donc loolu bu yàlla bu ñu naan musique bi bu ñu koy tere yooyu yëpp dafay am te au fur et à mesure ñu comprendre la moo tax ñu tere ko la moo tax mu araam au fur et à mesure parce que lu ñuy teree bidaa bi ñu naan lenn yi bu leen ko def bidaa lu tax ñu koy tere c'est pas parce que gars yi na am na bidaa yu baax mais ñi nga xam ne ñooy créé bidaa yi au début mais seen intention lu baax moo leen ciy dugal mais déviation 1 degré la Iblis soxla pour après génération plus tard mu def ko 180 degré pour réeral nit yi donc musique bu ñu ko daan tere c'était la même chose mooy mënuñu woon comprendre mais au fur et à mesure ñuy dem comme bidaa bi dañu comprendre ndekete Iblis mën na ko def benn arme pour utiliser ko contre ñun maanaam pour wax nag ay buntu la yuy ubbeeku boo xam ne Iblis da koy exploiter loolu rek may wax ci loolu rek moo tax ñu leen dafa araam mais ku nekk na xool musique bi ñun ñoo si nekkoon ñun xam nañu temps rapajo amuñu ko ñu xamul da ngay gis artiste bu mag bu nekk Sénégal ci mbalax maan yi ñi ci gën a mag lan doon wax yéen boo leen nekkee rajo day mel ni Sénégal muy football tellement succès boobu lañu amoon donc dañ ci bàyyi xel daal dañu bàyyi xel bu baax ku nekk nag na def ay recherche personnelle am bañ a déglu kenn bu kenn déglu kenn ku nekk na dem ak xelam doomu aadama bu nekk may nañu la xel na nga use sa xel nga xool musique bi lan la defar ci adduna bi nañ ñu wax rek lan la defar ñu te benn tableau comparatif entre li mu defar ak li mu yàq musique li mu defar moo ëpp lu mu yàq wala li mu yàq moo ëpp lu mu defar loolu laa bëggoon rek nit ñi nañ ci xoolaat bu baax ñu réfléchir ci bu ñu ko tegee ci balance ba nañu xam ndax araam na wala araamul maa ngi jégalu nag sama gars yi